ñu xamal leen ni tamit Alassane Samba Diop mi ngi fii ak Boubacar Diallo DJ Boubs lii nag dafa nekk rek lu nga xam ne dañ ciy gërëm d'abord Pape Abdou Fall ndax ku nekk xam na ni groupe bi mu juddoo yàggul waaye ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk ci wàllu liggéey ci presse xam nañ leen ràññee nañ leen ndax seen professionnalisme boobu ak vision bi ñu am moo tax bi ñuy waxtaan ak Pape Abdou Fall nga xam ne moom c'est un homme indépendant nekk yi tamit ku nga xam ne dafa bëgg lu muy dugg am ci ndam ndax miin naa ko xam naa ko ñoo bokk suñu Kajoor dafa nekk ku nga xam ne toujours il est dans l'innovation mais lépp lu mu dugg da ci xar tànk tubayam pour am ci ndam donc ñuy ñaan yàlla li ñu bëgg ci partenariat bi yàlla na ko yàlla sottal ba ñu egg ci bés bi yàlla may ñu ci ndam d'abord dañuy bàyyi ki nga xam ni moo waral coow li muy Pape Abdou Fall mu def le propos introductif wax ci partenariat bi wax ci événement bi wax ci li nga xamante ni moom la nar a indi en termes d'innovation avec FRAPP du Sénégal di gërëm journalistes yi ak presse bi gërëm ndaanaan yi nga xam ne ñoo fi teew di Papa Sow di Siteu gërëm ñi nga xam ne ñoo ñu dalal fii muy teeru bi nga xam ne dañ leen fi indi pour teral leen fi gërëm la sécurité gërëm it ñi nga xam ne ñoo ànd ak mbër yi di leen ñaan rek ñu ànd bokk ndey bokk bàyyi dugg ci liggéey bi ci bismillahi rahmani rahim yeggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin teeru bi nag dañ fi ñëw ki ñu ko facilité di président des amateurs muy président Tidiane Diécko li tax ma taxaw foofu ci ñi nga xam ne ñoo accompagner mbër yi dama bëgg rek ñu ànd bokk ndey bokk bàyyi liggéey yi ñu fi indi bu ñu paree dem ci cocktail bi fële donc def yëfi jaañee na ki ndóoyeen ak mbengeen bu ñu paree ku nekk ànd ak sa champion daldi dem ñu bañ a ŋàpp làmb man su ma liggéey ci làmb toujours loolu la pour man làmb amul problème mais nit ñi ñëw ci làmb ñoo am problème ñaari protagonistes yi muy Papa Sow di Siteu ñoom ñooy bëree yéen ñi ànd ak ñoom ngir yàlla na rafet ba ëllëg fu ñu demati pour ñu dalal ñu du doon jafe-jafe ndaje bi yàgg nañ ko bëgg mais fu ñu ko defee moo ñu tëwul kon bu ñu ko teeru bi nangulee waruñu fi def mukk loo xam ne dinañu ko xeebe donc pour revenir encore ci làmb bi man su ma wax du ci bari làmb la boo xam ni dama ni yàlla moo ci teg loxoom dama newoon ci beneen combat muy Tapha Tine ak Ama Baldé ba dara desul lu jóge joxe avance yi yàlla defal ma li gën ci man li gën ci man mooy combat boobu entour il a été constaté que chaque événement bu jotee ku nekk réere fu ne Abdou Fall allo sama accréditation loolu jeex na ci làmb bi accréditation yi ça ressort de mes prérogatives, de mes responsabilités. C'est à moi de choisir qui accrédite. Donc, il n'y a pas de pression à mettre sur moi, parce que la pression n'aura pas de place. nañ leen jàppalante ci loolu ñii liggéey gis nañu leen xam nañu leen d'accord il y a la presse de l'information il y a la presse pour l'information mais am na ñoo xam ni seen bopp la ñuy liggéeyee kon ñi nga xam ni seen bopp la ñuy liggéeyee la logique voudrait quand même que ku nekk taxawu sa morom jàppale sa morom beneen innovation de taille bi nga xam ne mooy am ci lamb bi amul guichet ñëw nii dem jënd billet déedéet fii ak ay jamono yu néew danañ leen woowaat ñu daje wax leen lamb bi nan la ñuy duggee ci biir lamb bi dootul ay dem ci guichet bi taxaw naa ni jaay ma déedéet du am ci lamb Papa Sow ak Siteu lii lépp dañ ko indi pour que ñu indi beneen changement ci doxalinu lamb écarté wuñu kenn defuñu fi organisé wuñu fi lu fi kenn mës a organisé
mais nag làmb dafa toll fenn foo xam ne il faut que ñu changer doxalin bi Alaaji Malick maa ngi gërëm assistance bi yëpp. léegi di Mamadou Ibra Kane maa ngi koy nuyu lu bare di nuyu waa banque agricole ndax xale bi sànq bi ñuy waxtaan dafa ma wax ni ma Moulay Idrissa Terra mooy ndajaayam te Terra moom la CNC bi remplacé kon moom bu ñëwee présenté wu ci làmb war na fi mën a présenté làmb lu bare gannaaw bañ sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu fi nekk sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi Pape Abdou Fall bi nga xam moo waral bés bi Pape bi ñu ngi leen nuyu di la encouragé di nuyu képp association promoteur yi ànd ak yow yëpp teew si bés bi ñu leen nuyu di nuyu suma nijaay Mamadou Ibra Kane i-radio nga xam ne i-radio yàggu fi waaye ay professionnels ñoo ko yor tey boo nee Mamadou Ibra Kane ne Alassane Samba Diop ne DJ Books ne Ngagne Ndiaye ne Malick Thiam bu fi teew ne Antoine bu may lim du jeex ñoom ñëpp macha allah mën nañ seen liggéey kon i-radio tey bu àndee Pape Abdou Fall mooy njariñu làmb la tey képp kuy journaliste teew fii muy site yi muy presse écrite muy yéen ñëpp. tey lamb gi seen lamb la parce que i-radio fu mu dugg ak presse bi bëri ànd kon nag ñuy gërëm Mamadou Ibra Kane lu waral tey mu ànd Pape Abdou Fall di gërëm ki nga xam ne it mooy banque agricole parce que banque bi moom waxuma la bay rek du bay rek képp koo xam ne am nga xaalis boo amee projet demal si banque ba waxtaan ak ñoom ñu lebal la nga liggéey te am beneen combat bu ñu jël tuddee ko bés bu mag bi muy la première fois ci arène nationale caatu ngéwél bu Yoff ak fils de Jallo bu école de lutte Cheikh Mbaba ñu ñëw ñu présenté leen ki ko tëgg nag mooy Boubacar Niang bokk ci ñun nekk journaliste suñu làmb kon bësam suñu bës la ñun ñëpp je pense que li ñuy sonn di ko nabi ci bësu jàmbur bësu ku bokk ci corporation bi bu ñëwee ñun ñëpp dañ ko war a jàppale dooleel parce que c'est un début pour moom mu nekk lu jafe un défi qu'il s'est lancé kon tey ñun waa presse nañu xam ne bésu Boubacar Niang suñu bés la bésu promoteur yi la ndax dafa am double casquette journaliste promoteur kon nag promoteur yi jàpp leen ci wet gi ñun journaliste yi ñu jàpp ci wet gi bu ko defee bés bi mën a jëm ci kanam kon nag caatu ngéwél bu Yoff dañ leen di présenter rek après ubbi question réponse yi pour les deux lutteurs caatu ngéwél bu Yoff ak fils de Zallo ñëw leen ñu présenter drapeau bi ñoom ñëpp ñu jàpp xam ne bés daa jël lañ ko tuddee ah léegi suma directeur général yokk ci ni c'est le choc de l'indépendance, le choc du 60e de notre accession à l'indépendance. te ku xam indépendance xam ne balaa nga koy am foog nga doon guerrier kon choc de guerrier buñ ko amalee au lendemain de la fête du 4 avril mu nekk 60 ans d'indépendance du Sénégal bés bi dafa couleur boppam ba pare ñu boole ci ñaari guerrier ñaari jàmbaar yu nga xam ne kenn ku ci nekk def nga ay preuve ci làmb d'abord Papa Sow moo jiitu Siteu ci biir làmb nekk ku nga xam ne ci waaram li mu ci bay bëri na teel a dugg ci làmb lool
ba tax na sax boo koy xool da nga naan xëy na papa mag la mais teel a bëre moo ko jàpp mu nekk ci lutteur yi gën a performant ci arène bi ndax bu ñuy xool au prorata des victoires ci ñi ëpp ndam ci biir làmb ji la bokk ndaxte ci ñun journalistes yi li ñu jàpp xayma ko dañuy wax papa am na 21 victoires mais moom boo ko laajee dana laan ëpp na loolu ndax am na yu ma bëre ci àll bi yu ñu comptabiliser wu mais officiellement dañuy wax 21 victoires am na ko ci làmb Tafa Gueye moo ko ëppalee am 25 victoires ak ki nga xam ne mooy Boy Kayre am 26 victoires kon am cëgit dafa yombul na kon mu dim cëgit ndax li mu def ci làmb bëri na li mu bëri ci ay combat yi tamit mënuñu toog di ko lim mais bu ñu la nee rek daan na Les 2 daan na Birahim 2 daan na Alioune Mané daan na Santanim daan na Baye Mandione daan na Boy Sey daan na Tafa Boy Bambara daan na Paul Maurice daan na Bac Seras daan na Zos daan na Tonnerre loolu rek ci lim ak mbër yooyu doy na présentation pour Papa Sow muy jàkkaarloo ak ku nga xam ne riir mi macha allah da ko indaale ci biir làmb ba ñun journaliste yi mu jaaxal ñu ba ñu tuddee ko le phénomène de l'Ansar Siteu nekk lu ndaw ñëw ci làmb am coow lu nga xam ne ñi ko jiitu ci làmb gën ko ci yàgg amuñu ko cote de popularité bi mu am ci mbër yi gën a populaire ci làmb la bokk loolu nag c'est pas apparu ex nihilo maanaam du dafa ñëw rek ci làmb ji mbooloo moomu topp ko lu mu liggéey la démb tey soog a ñëw ci mbapat d'abord ba ñëw ci arène wane ci jom fulla ak fayda ci diir bu gàtt nga xam ni sos mi mu daan Papa Sow daan ko rek loolu doy na pour boole leen mais bu dul woon mbër mu def ay preuve bu dul woon mbër mu am coow li mu am amaana Papa Sow du ko may chance bi mu ko may parce que bëre nag dañuy wax ne garab la ci kaw la ñuy fekkante moom ci diir bu gàtt keroog digganteem ak Zos man damaa yuuxu ndax càmmoñ ba mu ko rimbax ba léegi mi ngi des ci xel yi digganteem ak Zarko xam ngeen na mu ca def mu daan Pape Morlo imposé daan Naaru Sogas daan Rouge Bordeaux daan Zos 3 daan Bébé Ame daan May Zos daan ki nga xam ne moo di naxa ak Malaw Seras mi ngi noonu alaaji ngay jërëjëf kon tey nekk na champion bu nga xam ne ci biir làmb am na fu mu teg bëtam bëgg faa egg waaye papa day faral di wax ne man du ma escalier kenn ku bëgg dem fu sori wala nga ñeme wala nga bëgg akara da ngay ñeme kaar yi parce que man dama wex xat moo tax combat la bu nga xam ne jaay na boppam présenté na boppam parce que papa ku ko xam ne moom c'est un lutteur offensif c'est un lutteur explosif ku xam Siteu xam ne Baye Fall la lu taxaw ci kanamam yaakaar na ni dalaa war a ramasser dem ci leneen lu ko bëtam may fitam may na ko kon Pape Abdou combat bi nga tëdd tubaarkalla macha allah combat gënu ko neex te yéen ñaar da ngeen a am défi bu mag parce que fuy làmb tollu tey ak jafe-jafe yi làmb am yéen ngeen nekk ténor yi nga xam ne yéen a fi am combat bu tax nit ñi di wax kon yéen a war a relever le défi yéen a war a créer déclic bi yéen a war a delloo si waat waa làmb ak ñi nga xam ne dañoo bàyyi làmb yéen a leen war a delloo si ci làmb moo tax bés la bu nga xam ne lu ngeen ci def ci promotion doyul lu ngeen ci def ci fulla ak fayda doyul lu ngeen ci def pour bëggal amateurs yi doyul parce que yéen caabi làmb ji mi ngi ci seen loxo kon nag dañuy bàyyi d'abord Papa Sow mu nuyoo ubbi waxtaan bi jox Siteu mu nuyoo ñu ubbi laaj yi journaliste yi laaj ko ay ca Papa Sow vous avez la parole. asalaamaaleykum mbooloo mi. allo ñu nekk ak sa sant. di nuyu waa diaspora bi di nuyu presse bi di nuyu Abdou Fall ñu fi dajale di nuyu sponsor
sponsorisé bi nga xamante ni mooy base agricole di nuyu waa ID Média di nuyu amateurs yi di jaajëfal di nuyu aussi Père Ba pour ménager di nuyu tey ñëpp di nuyu aussi suma adversaire suma rakk muy Siteu di nuyu ñëpp salaam. waaw ay kooku laa jiital baa ko mën a dimbalaat waaw incha allah. jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Amadou Bamba Khadimu Rasuul maa ngi nuyu ñëpp ñu fekk fii nuyu suñu kilifa yi toog nuyu papa nuyu axlu lamb la nuyu sumay waajur nuyu jàmm gan bi ma jógee suma sëriñ si di bàgg alxuraan di masaw bu jàmm gan bi ma dëkk sama xarit bi seet si man bu décédé di masaw waa Zézène sama benn xarit bu décédé bu nekk élément Zézène di ngeen masaw bu nekk lu bokk si man lu jóge si man lu métti maa ngi masaw àdduna ñëpp di gërëm ñëpp laa foole séeréer misin naa noonu bi noonu dokor noonu on daan noonu lianu nga kumba fane jufaan nu si tamten dam tamten waaw jaajëf. merci beaucoup. kon nag dañuy daal di rek ubbi laaj yi man tey moom duma laaj damay réguler rek jox sama mbokk journaliste yi ñu samp seen laaj ndax ñaari mbir yi wax naa leen ko kenn ku ci nekk dafa am ginnaaw ndax papa boo ko waxee mu ni Fass Colobane Gueule Tapée ak li ko wër parcelle 1 ba 26 ñu ngi ci ginnaawam nga wax Siteu mu xamal la moom tamit ni Diamaguène Thiaroye ak li ko wër yëpp ñu ngi ci ginnaawam waaye tamit ni mu waxee fogale séeréer boo ko déggee xam ni doomu île du Saloum la doomu Niodior Dionewar mar Fafako mar Soul mar Lodj Djirnda ba Bassoul ba jàpp gox-goxaat yooyu yëpp moom bu bëree bëri war naa bëri bu bëriwul war naa bëri Papa Sow dañuy faral di wax ni doomi mbër jàngil bëri yàgg-yàgg dees na la ñam papa ma ko jiitu ci làmb am na sax ñuy wax ne papa ma ko dàqoo na bëri Ouza di magam moom tamit nekk ci làmb mu nekk ku nga xamante ni nii dafa ñëw frayer passage am ut turu boppam ba imposé wu kon ñoom ñaar seen combat dina metti lool dina tàng lool. waxtaan baa ngi bëgg a neex après pël bu rafet ñu jox Bour Gueweul. asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel xanaa rek balaa ñoo tàmbale kàddu yi ñu jaale Bour Gueweul bu XFM di ñaan yàlla muy buur xare ko aljana fi barakat Cheikhul Khadim waaye di jaale it wulli ndax gaañu ñëpp tey demoon nañu ba Réfane dem jaale ju ko waajuram bu góor Siteu ñu di la jaale Fodé Dramé nga tukki sa gannaaw sa meilleur xarit génn àdduna loolu yàlla rek ko sañ waaye dañu ñaan yàlla Cheikhul Khadim teeru ko xanaa rek ma am ñetti laaj yoo xam ne benn bi taalibe Cheikh na moo ko moom le grand promoteur Pape Abdou Fall beneen bi Papa Sow moo ko moom beneen bi Siteu waaye di ndokkee le doyen Mamour Ibra Kane ci groupe E-Media événement bu njëkk bi mu njëkk dugal loxoom ci làmb yàlla na leen ci yàlla defal ndam lu jéggi seen njort ndam loo xam ne dootuñu ko fàtte bi layu mi diini Papa Sow ñu ci bari ñu ngi dugg ci problème mu Fass xëy na des fois ñu bëgg a boucler le débat te ni mu tombee la sa combat ak Ama Baldé Papa Baldé amoon na doole liggéey na ko physiquement il était prêt mais même ba ci biir stade bi bu dee daan nga saan Papa Sow da ngay xam ni bis bi tey am na lu ko manqué wala am na peut-être que lu muy bëreewaat maanaam lu muy bëreewaale psychologiquement nga jóge ci défaite tey war a jàkkaarloowaat ak Siteu du sax may chance mais Papa bu ci jëlee waatee défaite est-ce que waa Fass du ñu la yey muy benn est-ce que duñu la yey beneen bi mooy sama question bi ma jëmale ci Siteu combat yu ci bëri yaa ko daan jaay à travers ta communication gis nañu tey situation bii di xeeñ ni moo amoon sa diggante ak Zos
mooy respect beeg raayante beeg des fois dafay xaw a am fu mu yóbbu làmb ji dégg nañ fi àllu paaya dégg nañ fi jos doo 100 francs waaye tey ba tey Siteu dafa mel ni ku xaw a ruus Papa Sow Siteu jóge nga ci défaite dalaat ci victoire ba noppi amaat défaite mais est-ce que jël nga en conscience ki ngay bëreel mbër mu rude la mbër mu am expérience te mbër mu mën a bëri la Siteu bu ci amaatee défaite nu muy demee Pape Abdou Fall ne nga làmb ji billettage bi wax nga ci mooy kenn du jaay billet ci stade ba est-ce que Pape Abdou Fall dafa nar a duggaat ci système pay-per-view bi ànd ci ak waa groupe E-Media te souvent foofu amateurs yi wala ñi jot a jënd seen i pass yëpp chaque jour seen i désagrément lañ ciy wax est-ce que tey bu dee pare nga pour def ko yow waa groupe E-Media est-ce que jël ngeen les dispositions yi nécessaires jërë ngeen jëf. comprendre woon ba tey maa mën nga kii wala ma revenir comprendre dama ni Papa Sow sa combat ak Ama Baldé ku xam mbër keroog xam ne indi nga doole entraîné nga mais psychologiquement làmb jooju ku xam nit bu la xoolee xam ne nekkuloo est-ce que dafa amoon ay manquement yu am sa diggante ak waa Fass jamono boobu est-ce que bu fekkee situation boobu moo nar a amaat sa diggante ak Siteu et puis nga jóge ci défaite contre Ama bu la défaite dalaatee ci combat bi donc mbër yu ndaw yi foog ñu yéeg te di nga leen may chance. waaw man ne ku ma xool nee na est-ce que boo ci amee défaite waa Fass du ñu la yey du ñu socc seen i bañ di la rey. mais man ku ma xam bi man duggee ci làmb ba léegi saa yi may ñëw làmb damay indi état de forme bi mu war a indi wax dëgg yàlla mais ndam nag yàllaa koy joxe li ñuy wax chaque jour rek kenn amul njàmbaaru ut ndam jox ko sa bopp kenn amul leneen yàlla mooy may ndam yàlla ñu yàlla may ndam loolu laa ma ci wax. waaw dégg naa la mu wax xam nga ñoom dañuy jaawale ku ruus nit ak ku jox ci cër kii rusuma ko dama ko jox cër ndax moom moo yayoo cër moom moo yayoo cër suma combat ma nag moom nag ku yaakaar ne rusel moo ci nekk wala leneen moo ci nekk yaa ngi nax sa bopp kii dinañ bëree ba àdduna ñëpp xam ne bëri nañ lépp lu ñu war a def dinañ ko def combat bi yaakaar naa ba mu waree taxaw yàgg na du dëgg kii bokk na si mbër yi mu njëkk a bëgg si sama xol nit wax si sa mbaaxu waaye yàqul dara si sa mbaax kii yàqaluma sama yoon dara mais combat bi man dama ko daw ba sonn mais dama gëm ne xaalisu làmb bi xaalisu combat bi moom yoonam nekku ci moom Papa sopp moo ko ci dugal ndax du man ak moom ndax dama ko bëgg dama am si moom cofeel man dama jàppoon ñeneen laa war a bëri mosuma xalaat dinaa bëri moom ndax dafa jiitu si sama xol loolu la am lu may wax. waaw cofeel googu ak jiitu gi mu jiitu sa xol ndax bu ñu tëjee barrières yi loolu du la empêcher nga giita ngaas wala boog nga indi safara. waaw moom laa lay wax naa la ko nee naa la ruus ak cër dafa wute kii moo yeyoo cër dama bëgg nga dégg li may wax. moo yeyoo cër moom moo def lu tax xale bu war a ñëw da ko war a jox kii ku ko joxul cër xamoo sa bopp kii lu mu def si làmb ak fu mu jaar ku ko joxul cër xamoo sa bopp mais dama la bëgg a wax ne kii xaalisu làmb bi maanaam yoonam nekku si sopp moo ko ci dugal. bismillahi barke sëñ Touba Cheikh Ahmadul Khadim maa ngi nuyu mbokki Sénégal yëpp di nuyu mbokki internet yi di nuyu ñi nga xam ne ñëpp ñi ngi bokk ci structure PAP bu production muy Pape Abdou Fall di nuyu Mamadou Ibra Kane ndax sama doomu nijaay joo xam ne moom laay wax sama jabar ñu koy wax Astou Fall mu nekkoon Sud FM Saint-Louis di magu Jeemati Fall papam bokk ak sama yaay benn baay moo ma njëkk a boole ak Mamadou Ibra Kane ba muy ngénte ca Patte d'Oie Astou Fall mu nga Paris francophonie wax ma qualité yi nekk ci Mamadou Ibra Kane wax ma lépp ci moom ki nga xam ne mooy DJ Box su ngeen demee ba Caaroy Géej
ña ngeen dégg nu ko wax Dior Kare maam Dior Kare moomu mooy maamu DJ Box mi mu dëkk cité des enseignants kii awma lu ma koy poser question ndax ñoom ñaar ñëpp dama leen a xam am koo xam ne daf maa teg ab nattu ci làmb mu tax ba guddi réeru ma am koo xam ne man maa ko yar bala moo tëdd dina wax ak man kon awma lu ma leen di poser tout ce qui est clair n'a pas besoin d'explication kii man maa ko yar moo ko Abou Ndiassé ñooy ànd je suis le père de Kouli Faye numéro 2 kii dafa taxaw bàyyi ma njoon jóge États-Unis ñëw na ma kaay nu dem ma dóor Papa Sow mu daanu ma ne ko acce nan dem ñu ñëw ñu taxaw ñoom ñaar signature de contrat Papa Sow ne ko dinaa dox sa kaw dinaa la duma dinaa la daan ma ne ko dalee nax mu ne ma loolu lay xaar ñu dem mu taxaw di ko xaar Papa Sow di ko nelawal di ko nelawal di ko nelawal ba mu perdre connaissance ñu song ko te yëgu ko daan ko mais kon soo taxawee ne ma ba question kii ban question laa koy posé kii soo bëggee sax ma wax la kii daan lu tax ma la koy wax soo bëggee ma wax la kii daan kii combat ak Baye Mandione Ngagne Diagne moo ko njëkk a taxawal ci plateau 2STV ma ne ko Ngagne Diagne looy def nii mu ne ma sii fii combat mën na fee taxaw Bathie Seras ak Modou Lo taxaw ñu génn Baye Mandione saaga ko ne ko soo ma jéemee dëkk suñu génnee ma duma la ñu génn ma ne ko di nga bëre ak moom ndax Ngagne Diagne togg na combat bi ba pare mooy combat bi kii lu ma koy laaj kii lan laay wax ci moom kii lan laa mën a wax ci moom combat bi du woon bii de kii la woon ak Ama Baldé yow laay waxal le jeune journaliste kii la woon ak Ama Baldé mais xanaa kuy jàpp jiit doo faale jaan Ama Baldé moo daan Papa Sow kii toppan Ama Baldé di ko sëkkatal xanaa xamoo ne avance su Ama Baldé ak Tapha Tine moom nañ jox Papa Sow ak Siteu xamuloo loolu gëstuwaatal làmb Mamadou Ibra Kane maa ngi lay nuyu Birigël maa ngi lay nuyu fii nag lay déggee Pape Abdou Fall waaye su demee diggante Ndiandaxum mu dem diggante Kulingi Jaan ak Konjaka mu dem diggante Kër Cheikh Marouba foofa moom du fa dégg Pape Abdou Fall Birigël la fay dégg wala pas allemand mi ngi nii waaw dafa mënoon a football am doole ci biir Tiwaawoon moom Pape Abdou Fall dafa mënoon a football maa ngi nuyu bu baax du jànjee ko mi nga xam ne day sol daalam di defar rek def na ba président des amateurs gi génn ci loxoom nit ñi dawaat dabu ji ko amateurs yi daal ne yëf yi na ngeen xam ne du jànjee koo la moo tax jël ko joxaat ko maa ngi lay gërëm la sant baax Mamadou Ibra Kane maa ngi lay nuyu baax Pape Abdou Fall maa ngi lay nuyu baax yéen ñaar nag na nga teey bu baax de Siteu kii na nga teey bu baax guddi bukki la dàq ko taxul mu génn sa gétt yi muy def yëpp day simile ak di nooyal mais su at bi sifflé bunt bu mu jaar rek lay wut na nga teey bu baax a baax a baax yow Papa Sow moom mii fi mu ne la daloon Balla Gaye moo ko dal fi mu ne yaakaar ne ku mu gis moo la mën ñam na MMA te MMA sport la boo xam ne tout est permis MMA ñeme woo koo def MMA lu nekk c'est risqué te ñam na MMA kon il est très dangereux na nga sóor bu baax xaaral lu nekk ngi ci MMA di nga matt di nga gajj di nga wéq di nga def lu nekk te ragalul dara mi ngi nii ngeen tey baax daan bàkku naan boo bàkkoo mu neex boo bëree mu neex mu dafa nekk ci moom mbër dafa nekk ci moom waaye dama koy jox tuuti ay kii laa koy jox rek mu xalaat bés yu mel nii ñaari mbëri joxante cër mooy mbëri nar a dóorante ba gaañante yi ma fekkee bokk ñaari mbëri yoo xamante ni saa yu demee nii moom mooy kuy dem na nga Siteu yokkal sa condition physique yokkal sa xeex yokkal sa bëre te xam ne combat bi du yomb léegi mu neex de daa war a neex non xam nga face à face xam nga dafa lan la nit ñi war a xam kii man ak moom dafa guñu sa face à face dañoo ñëw fii pour jàkkaarloo journaliste yi ñuy laaj ñuy tontu dafa guñu face à face dara neexagul Pape Abdou Fall mi xam na ne bisam ñu ko mën a jaay mooy mbër yi man sama combat mësul yomb ba mu dalee bëri ba léegi man bi may dugg si làmb man bravo lañ ma war di wax man bi may ñëw si làmb ñu bëri ay comédien lañ ma jàppee woon ndax boobu matuma 60 kilos man mësuma séntu ne damaa bëgg a toll ni mbër mi wala mbër mi chaque jour su ma xëy dama ci nekk lu ma yàlla jox ci entraînement damay jël
mais dafa am lu nit ñi war a xam mais gis ni ñun dañuy dundal làmb ñun dundee nga ñu làmb kese de dañuy dundal làmb te kii mbër la te wallaahi dina xam ne mbër lay jàkkaaroo de papa mbër la kii ku ne du mbër rek yow da nga xamul sax sa bopp kii li ma lay wax dama doon toog si néeg man ak ki may tëggal Jili Seck kooku du sama géwél kooku man ak moom bokk nañ si njëkk a bëgg jëmm ji ma koy woowee Ousa moom boobu ñoo ngi liggéey téer ci marché Diamaguène di nuyu Moussa Fall ci marché Diamaguène mais doomu aadama gis nga xam nga ñun lu ñu manqué si làmb suñu espoir lu ñu manqué mooy dañoo war a wax li nga xamante ne foofu la nit jóge journaliste bi dugg si làmb da nga war a xool mbër booy wax nga xool fan la jóge ak fan la jaar papa mii yaa ngi koy limal ay victoire am ay 20 victoire ñu ko ëpp victoire si làmb bariwul mais tey boo ko laajee journaliste question kan ak kan la daan duñ la ko wax kon nañ ko dem wëri ci ko xam kan la waxal ko li mbaaxam waxal ko champion mais kii nii man ak moom suñu làmb bu ci nit séntu violence man ku ma wokk dama lay xuri ba nga dagg man mais kii nekkul nit ki wokk doomu aadama kii làmb ko indi te man du ma tooñ doomu aadama kii dañuy bëree dañuy neexal dañuy def bu ci doomu aadama séntu lu ñaaw lu dul làmb ju neex te bu ci doomu aadama séntu benn wax boo xam ne xalaat ne wax bu ñaaw la wala leneen man samay terme dangay déglu commencement ba fin du ma mës a dépassé doomu aadama te du ma mës a wax loo xamante day yàq mais nag damay neexal làmb ñi ndax ay millions lañ ma fay kon du ma ko yombal. leer na jërëjëf Siteu ayca Modou Anta arène bi ah non Pape oui une seconde Pape Abdou sur le pay-per-view. damay rebondir rek juste ci li Siteu conclure yéen ñi teew fii yëpp umpale woon leen ni làmb ji ay millions lañ fi fay maison de presse yi nga xam ni ñoo leen yabal fii ci ay millions la ñuy dund ñeneen ñi jor seeni site bopp da ngeen a yaakaar am ci ay millions mais pourquoi pas les promoteurs je veux dire par là dama leen wax ni leen nit à l'entame de mes propos que ni làmb ji may organiser ci Siteu ak Papa Sow gratis bi tey la te tey la yem gratis bi tey la woon mooy point de presse bi te tey lay yem leneen li ci des yëpp yéen a ngi nii di ma déglu et je prends l'assistance à témoin ku ma jàppale jarul nga may laaj accréditation maa la koy send directly ku ma jàppalewul na nga tëdd sa kër jënd pay-per-view seetaan ko ku ko mënul daggal bii ñëw ci stade bi leer na salaamaaleykum. waa kii dama koy sant di ko gërëm question yi ma posé yëpp bii rek ma si ñor bii rek ma si ñor bii kese maa ngi lay sant bu baax di la gërëm bon pour ma wax ci problème mu père ba dafa yomb père ba mën nga ko peinture Cameroun peinture ko ay Venezuela feneen waaye du ci réew mi bu amul preuve rek baaxul li c'était en 92 mooy daal photo yi boo ko xàmmee kooku du Mbaye Gueye du Moustapha Gueye père ba toogul seen diggante c'était en 92 boobu est-ce que dinaa nekk mbër kaay xàmme nga père Ndiir bu Faas père Ndiir bu Faas bi daan ànd ak Moussa Ñing mi ngi noonu ma pend Seck moo nekk ci wet bi joxal journaliste dañ ko gis il faut muy leer lii Moustapha Gueye ki mu teg loxo nii kooku père ba la c'était en 92 bu loolu boo ko génn samay at xëy na boobu maa ngi def jardin après ma ñëw ci Bourgi transit bi mu soloon ci contre Aline Diouf ma expliqué nit ñi leer xam ne bon comme man xale maa jël auteur waxuma lu ñaaw créé wu ma defuma dara waxatuma ak sama ay moromu baay te père ba ku ko laal ci làmb rek maa tax nga laal ko te bu doon dafa jëf-jëf ju bon wala jëf ju ñaaw ñu mën ko waxal mais jarul créer jarul fabriquer en 1992 la Moustapha Gueye daan Ibou Ndafa père ba était avec les Sérères maa nga dem mu doon mbërëm
suñ daanee séeréer yi waa Fass Moussa Ñing ma penda tekk ci Pandir ñooy PRR dibiteri Baye Mbaarik bu séeréer yi daanee père ba ak Pape Thioune Càppaacoli bi yu suñ di way ñoo indi invité kon buñ xaar après 28 ans après ñuy tourné wax ji di ko yàq père ba mi ngi ñëw 19 unité 19 mi ngi fa ñëw en 2003 Malick Thiandoum déglu ma bu baax a baax père ba 2003 la ñëw ñoom xamante nañ depuis 92 père ba 2003 la ñëw booy bambara ñëw ci wàccee kaamil bi ne ñu Papa Sow yaag Ouza am ngeen chance bu mu rëy da ngeen dëkk ku bëgg sport bu ngeen góorgóorlu mu jàppale leen yaa ngi may dégg bu baax bu ngeen góorgóorlu mu jàppale leen ñu jël ko ànd ak père ba yóbbu ko biir Fass amul poste nag waaye ku taxaw Fass ne man lekk ma si ñàkku père ba wallaay gore woo ba ci regroupement Gris Bordeaux bii passé Gris Bordeaux Balla Gaye 2 xëy na Gris Bordeaux xaalis bi egsiwul ci moom mais biñu jàllee ci ginnaaw lan ko jox bari na de la mu jox Moustapha Gueye bari na de musul jàppale mbër am na fi Gris Bordeaux combat mu bëre jox na ko 300 000 liquide entraînement jox bindal ko chèque suusu chèque baa ngi foofu noonu lu amul preuve rek baaxul lu amul preuve rek baaxul man coow li muy bëri yëpp père ba moo bi ma waxee keroog ci surtout sa waay buur géwél père ba dafa ma mere 2 jours ne ma wax loo mu la bul wax amoo loo wax da nga am combat dama nga entraîné bu dee père ba musul faral Fass père ba Mbaye Gueye toog na sama tudd bu mujj tudd Mbaye Gueye toog na Modou Lo toog Moustapha Gueye toog mu ne ko Mbaye Gueye musuma laa faral man séeréer laa faraloon Moustapha Gueye musuma laa faral séeréer laa faraloon ne ko Modou Lo yow mi toog nii mësuma laa faral mais dama mës a nangu sa champion waaye Modou Lo tey loo takk ma takk ci ndax man sama doom yi laa am Papa Sow Ouza mu yóbbu père ba Fass fu nu far fa laa far amatuma mbër samay doom laa am tey bu ñëwee père ba musul faral Fass di ci dugal Momar Ndiaye kilifa la Momar Ndiaye ak père ba yàgg nañ toog Momar Ndiaye xam ne ni père ba c'était avec les séeréer tey bu ñëwee ba tey affaire toll fii ñuy waxee noonu ah nit da ngay nekk gor de booy dee sax goreel booy dee na nga gore pour la dara jaral nga yàq deru jàmbur Moustapha Gueye nag bugguma sori ndax maa ngi seet si jabaram jaraaf ak ay doom ñoom Khady ñoom Kiné ñoom Mouhamed ñoom Aziz bu ma taxay wax nag bu ma taxa wax de su ma waxee Fass day tas de wallaay Azim bu ma taxa wax bu ma taxa wax nañu noppi man noppi naa nañu noppi baax na wasalaam. allo Siteu wax na léegi ci décès Fodé ni mu la affecté nga war a dem bëre ji bi yoon moom mu nekk ci dëgg loolu lan lay def ci yow. waaw question bi may jóge papa dama bëgg nga xool photo bi waaw loolu lu ma ciy wax li ma ciy wax Fodé li nekkul mbibitam kooku sama xarit la depuis ñu am dañoo bari ndax ñun matoon nañ ay dañoo bari woon quoi ñun buñ mosaan a toog si koñ sax yaakaar naa koñ bi day fees waaw ni ma ko mën a waxee te ànd boobu du ànd boo xamante ne lu yàlla def la Fodé nekk kenn koo xamante ne ci man waaw amul yemuwaay ñun ñëpp noonu lañ mel ñun dañoo nekk ay nit ñoo xamante ne bu naa la ne ñun si mbedd lañ xamante si mbedd ñun ñoo bokk benn koñ mais si mbedd lañ xamante mais dañoo dund boo xamante ne moo gën a garaaw sax dund bi bu ñu yaree nit ndax ñun si mbedd lañuy xamante bari nañ sama xarit yi taxaw yëpp kenn ku ci nekk yow kum Fodé la mel xam nañ lépp mun nañ lépp mais xamuñu lu dul lu rafet ndax dafa am lu jiitu su ñun muy cofeel dafa am lu jiitu su ñun muy Serigne Touba ñu xam nag lépp xam li baax xam li bon mais dañuy chaque jour rek dañuy jéem a topp si yoon bu baax chaque jour rek dañuy jéem a topp si yoon bi nga xamante ne mooy yoonu yar ndax man depuis ma nekk xale di ñëw si làmb li ma gën a métti si làmb li ma gën a métti loo xam ne lu ma métti la si làmb man lenn rek moo ma métti si làmb mooy saa yu ma ñëwee si làmb wala samay nit bu ñëwee si làmb
dafa am benn bët bu ñu leen di xool ñun nekku ñooy nit ñu bon sama xarit bi gaañu confirmé na loolu àdduna ñëpp a ko xam te moom bu gaañoo lañ ko xam te kenn ku si nekk si ñun noonu lañ mel ñun jaar nañ si lu nekk def nañ lu nekk mais xamuñu lu bon ñun néewal nit doole rek lañ bañ suñu àdduna man ku ma ji teraanga rek man maay sa jaam mais lu bon xam naa si népp luñ koy defee mais dama bëgg a baax dama bëgg a jaar si yoon bu baax te samay xarit yëpp noonu lañ mel samay xarit yëpp parce que yaa Rasulullah Papa Sow mii boo ko laajee xeex naa ngir moom fekk naa ko ci mbabal ñu koy néewal dool wala indi téye galañ ma ne ko grand taxawal ni yow champion nga duma bàyyi ma fenn moo ànd ak sama benn grand frère bu ñu naan uldu ma xam ko si moom ba barki démb rek dama dajeeg moom ma nuyanteeg moom ma ne ko grand dam am naa combat man ak sa waay yow mu ne ma làmb la ma ne ko xam naa ko moo tax ñu jël ko mais pour wane chaque jour nit dafa am loo xamante ne man li ma gëm si sama àdduna mooy damay lancer benn message si jeunes yëpp képp ku nekk si làmb gis nga làmb amal doxin bu nekk amal sañ-sañ bu nekk mais boo amul yar amoo dara boo amul yar amoo dara man nag dama am benn sikk boo xamante ne man mënuma baale moo tax du ma tooñ man sikk loolu mooy sama sikk mooy sama cat ndax dama amul lépp wallaahi yàlla dong moo ma tiim yàlla dong moo ma tiim mais sama xol dara nekku ci te kii séentul làmb sama diggante maa ngi moom boo ñëwee stade da nga ko fay fekk ndax du ma ko may dara mais du am dara yi loo xamante ne lu muy bàyyi xel loolu na tëdd nelaw man maa ko permettre loolu wallaahi di masawu Fodé di koy masawu àdduna ñëpp di koy masawu samay xarit mu nekk koo xamante ne kenn la woon ci man si ñii ñëpp nag samay xarit yëpp man samay xarit boo leen laajee kenn ku ci nekk li ma sekk ak yow ak li ma sekk sa morom bokkul ndax man loolu lañ ma yaree mais maa ngi ñaan yàlla di ñaan yàlla yow samay xarit yëpp di leen lancer message ne Fodé bu mu fi jógee rek pour juste dafi jógee nañ ko jël exemple mosuma ko xamee lu dul lu baax ci àdduna yaayam si loolu rek lañ doon waxtaan parce que maam serfan di kontaan si question bi ma laaj. Je pense que pour tontu ci sa question mooy que ni xam nga professionnalisme moom boo koy woote da nga ciy sax munoo dugg ci événement juste ci benn làmb nga yem ci à la limite sa crédibilité ngay engagé te defe naa Pape Abdou Fall yéen xam ngeen ko yéen a ma ko gën a xam yàgg na ci làmb du dugg ci loo xamante ni maîtriser wu ko te amul conviction ne que loo xamante ni liy wéy la donc immédiat c'est vrai que bi mu juddoo yàggul mais bu leen fàtte ni aussi on a un passé wax nga ko léegi Walfadjri ba immédiat en passant par le groupe Futur Média te mu am aussi ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ci groupe bi am ay yeneen expérience waxuma sax seulement ci média wu Sénégal mais au-delà de nos frontières defe naa bu soobee yàlla lamb ji moom daanaka continuité la boo gisee Malick Thiandoum taxaw nga gis Ngagne Diagne taxaw ak xale yi nekk seen ginnaaw Boubacar Diallo ñu xamee ko ci quelqu'un qui connaît bien le showbiz te lamb moom tey jii mën nañu jàpp ni showbiz la c'est un spectacle à vendre et Pape Abdou Fall wax na ko défendre le dossier comme ni mu waree et au-delà de ça c'est la dimension économique Madame Diack qui est là au nom de la Banque Agricole donc weesu na foo c'est vrai que po mi am na solo parce que après tout comme ni ko Youssou Ndour doon waxee maanaam po moom dañuy foo rek foo ak ree la mais foo c'est toute une industrie l'industrie du jeu et plus particulièrement du sport dafa am donc daal jàpp leen ni yéen en tant que taskatu xibaar lii partenariat boo xamante ni buy wéy la bu soobee yàlla te defe naa ñun ñëpp njëriñ rek lañ ciy gis bu soobee yàlla merci. jàmbaar
Siteu moom dafa bokk ci làmb dafa bokk ci bànkaasu làmb promoteur yi bu tax ñu jëw uti ko bu jugee ñëpp jóg njëriñu promoteur la kon moom luy suqali làmb la bëreeg Siteu combat la ku bëreeg moom combat la ku bëriwul moom combat la mbër la yàlla may na ko li mu war a may mbër yëpp dañ ko koy nangul di wax ni grand contre petit moom mooy loolu grand contre petit amul fi moom war a bëree dem ba ngeen war a bëree rek di bëre moo ñu boole ñu war a bëre. waaw man nag lenn rek laay ñaan bu dee journaliste yëpp mun nañ ma ko may ñu may ma ko ay muurloo nii nañ ma ngir yàlla bu ma ci kenn laajati muurloo fu mu jaar yoon la muurloo ku baax la comme ni ma ko waxoon muurloo champion la comme ñun ay champion ñun dañuy rêvé mel ni moom c'est la même chose kooku yoonam lay topp mënuñu wax si moom leneen lu dul lu ñu xam si moom te lu ñu xam si moom baax dong la ñu xam si moom bu toppee papa bii nii da ko war a jàppale man bu ma woowee ñaanal ma wala mu defal ma leneen dafa def lu ko war mais sama ndam wala leneen seen tuur ma ko ci Modou wala ci keneen wala ci keneen te wallaahi kii ni ma ko jàppee noonu laa jàppee Modou jàppee ko keneen ak keneen ak keneen ngir yàlla bu ma si kenn laaj yi papa mii laay bëree loolu am lu may wax beneen bi ma si waxal beneen question bi taalibe Bamba mooy maa ngi ñaan yàlla suñu borom may ma ci ndam jaajëf. Merci les gars, on est arrivé au terme de la conférence de presse.